mbokk yi asalaamaaleykum mbégteex ba neex la ñuy am àllarba bu jot di feggoog yéen fépp fu waay mën a nekk ci biir réew meek biti réew jàkkaarloog seen télévision Walfadjri leeru jamono si seen émission bile di Selebe Yoon duma tàyyi di ko wax dañ fiy pencoo lépp loo xamante ne dafa yemoog actualité askan wi bëgg ñu leen ci gindi ñu fiy dalal ñoo xamante ne seen xam-xam day màcc jëm ci fànn boobu ngir ñu waxtaanee li nga xamante ne moom moo di doxalinu réew mi ak biti réew ci ponk boobu tey suñu plateau ñu fas yéene fi dalal Omar Ndiaye Angloma nekk chargé de mission ci cabinet bu président de la République nekk responsable politique bu APR fële ca Mbacké ak ki nga xamante ne moom moo di Kalidou Niass nekk ancien maire bu Wakhinane Nimzatt nekk itam député ci législature yi ñu génn ak ki nga xamante ne moo di si bokk ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais du ñu def lu dul bàyyi suñuy gan ñu nuyoo ba noppi ñu doog a sóobu ci li nga xamante ne moom moo di waxtaan bi Omar Ndiaye maa ngi lay nuyu. soxna si maa ngi lay fay ginnaaw bi ñu sante yàlla sant yonent bi ñu ngi sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñant tam sama sëriñ si Abdoulahi Mbacké borom Daar Rahman yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem ak njabootu yor yëpp muy waa Daar Rahman di am tam mbégte kontante bu mag ci émission bi ñu invité di sant tam di nuyu borom kër gi nga xamante ne nii li mu liggéey ci réew mi ak li mu def ba télé bi mel nii mu mel muy suñu sëriñ di suñu xarit Sidy Lamine Niass ñu ngi koy nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp. jërëjëf Omar Ndiaye Kalidou yow tamit ñu ngi lay nuyu. jërëjëf soxna Awa Diop Ndiaye ñu ngi lay nuyu di nuyu seen téléspectateur yëpp di nuyu également ki nga xam ne moom laa seqal waxtaan bi nuyu suñu wasale yi nekk ci këru diine yëpp. ma ci ràññee sama xarit sama wóolëre sëñ Aziz Abou Mbacké Madiana maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi nekk seen kër nekk ci ay jafe-jafe ñoo xam jafe-jafe wér-gu-yaram wala leneen ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla di tamit di gërëm ak kër gi ci effort bi ñuy def bés bu ne pour leeral nit ñi pour jox leen la bonne information ñu ngi nuyu borom kër gi mooy Sidy Lamine Niass ak journaliste yi fi nekk yëpp coordinateur bi ak tout le monde ñu ngi rafetlu daal invitation bi nga xam ne def nañ ko pour ñu jërëjëf suñuy invité ñu leen di jaajëfal bu baax ci wuy si bi du ñu def lu dul soobu ci waxtaan bi ponk bu njëkk bi nga xamante ne dañ koy yëkkati moom moo di ne wooteeb njiitu réew mi jagleel ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kujjeek politique bi ngir ñu ñëw pencoo lépp lu aju ci wàllub pétrole gi ñu naan gis nañ ko wala gaz bi ci biir réew mi doxalin bi ak suñu accès ci wàllu exploitation beeg yi ni mel naka lañ koy jëflante waaye mu mel ni kujje gi dañoo neenal wala ngantal wooteeg googu Kalidou yàgg ngeen kaas ngir ñu indil leen ay leeral ci fànn boobu tey suñu wootee ngeen gantal ko ndax li ngeen di def ak li ngeen di wax waroowul. damay njëkk wax ci déjà appel bi nga xam ne président de la république def na ko ñuy wax ne ñu koy rafetlu xanaa kay yeex gi dañuy wax ndax foog naa ne opposition li muy wax mooy président de la république moom la yàlla def mu jiite askanu Sénégal donc moom mooy dogal ci turu Sénégal waaye yàqul dara foog naa balaa muy jël dogalam mu waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne seq nañ ko ak moom ndax ñun Sénégal dafa war a dépasser suñuy personne suñuy bopp ndax lu ñu gudd fan dañuy dee bàyyi Sénégal donc bu fi nit nekkee yàlla jox la ndomba tànk sénégalais yi nangu ko da ngay dang di xam ne rek la liñ la dénk war nga ci mën a waxtaan ak say nawle opposition comme ni ma déggee nag tey kilifa bu mag APR Lat Diop dinaa ko nommer mu wax ne opposition bi ay noonu président lañ dama yaakaar ne loolu nag moo tax ñi juum moo leen dugal ci giraawaale bi ñu mos dugg ndax ñoom bu ñu xamee ne réew mi am na ñu ko yoroon Senghor jàll na Abdou Diouf jàll na Abdoulaye Wade jàll na ñoom bi ñu ñëwee surtout ressources naturelles yi ñu def référendum ñu wax ci ay kàddu yoo xam ne sax ne ñun doonte dañoo waxoon ne référendum bi dafa am lu ñu ci laxas am na yoo xam ne d'accord nañ ci mais am na yu ci laxas yu bokkul yoo xam ne moo taxoon ñu waxoon non ñu yaakaar ne waroon na nekk occasion ci booba ba ñu paree référendum bi ginnaaw sax moom dafa waxoon ne dafay jox léegi benn statut pour chef de l'opposition nga xam ne loolu ñëpp xam nañ ne loolu statut boo xam ne PDS moo ko yelloo yaakaar naa ne boobu la waroon a engagé ay négociations ñu dem ay élections législatives également mu am ay parti yi dem assemblée mu waroon a jël prétexte bépp boobu waaye léegi fi mu toll nii bu wootee ne nañu def
concertation mais concertation bi ci lan lañ koy def ay contrat yoo xam ne signé nañ ko ba pare ArcelorMittal ñëw na fekk dossier boo xam ne Sénégal dafa nekkoon en conflit nekk ci tribunal ak ArcelorMittal mu ñëw def négociation concerté wul ak ñi nga xam ne ñoo ko signé woon booba ñu gis wàllu Frank Timis bii fii opposition bi di wax mbirum pétrole Aliou Sall lan la Frank Timis def ci réew moo xam ne réew mu majeur bu mel ni Sénégal Frank Timis dafa menacé tous les leaders de l'opposition dama leen yóbbu ci yoon président boobu la waroon a xam ne mbir mi kat àgg na foo xam ne ay nawleem war na ñëw wax ak ñoom man nee naa ne woote bi baax na waaye tardé na te woote bi lu mu wund te président dafa am aussi loo xam ne dañu gis ne bu yàgg da koy def pour si électoral bi gis ne day woon nit ñi ba pare mbubboo leen am na ñun bi ñu waxee ne duñ dem am na ñuy dem bi ñu duggee ba dugg ci biir dañoo gis ne loolu ay naxaate woon la ñu génn ñooñu dañoo rëccu ne sax na dañu gëmul kàddu président dañu yaakaar ne dafay naxaate dañu gëm ne moom sologul ba léegi yëru président de la république te tey war na kaa sol nag te li nga xam ne moo nekk ci loxo mu toog waxtaan ak askanam waxtaan ak classe politique. dinañ ñëwaat ci ponk boobu Omar ci li ma lay interpellé mooy fi Kalidou daanele moom moo di ne ndax suñu defee lépp lu ñu war a def ba noppi signé seen ay contrat am ñooñu ca déggoo ñu cee liggéeyal ba noppi doog a woote waxtaan est-ce que waxtaan bi dox na waxtoom est-ce que c'est pas trop tard. xam nga soxna Awa c'est-à-dire opposition au Sénégal c'est dommage mooy président Macky Sall dafa ñëw ak allié boo xam ni par exemple opposition bi mu fi fekk par exemple mënuñ koo téye. par exemple bu fekkoonte ni ku mel ni Maître Wade mi ngi yor âge Macky Sall man damay opposé Sénégal li fi yàqu laa bëgg a wax ak li ñu war a defar ki yor réew mi wala la mais boo ko wuyuwul kan ngay wuy ji boo demee nga ne ko ñun kat dañ la wuy si mais li nga ñuy woo signé nga ko ba pare jaay nga lii def nga lii comme li ñuy xëy li ñuy wax ci journaux yi mais boo nee yow ki nga xamante ni moo war a wuy ji moo war a régler problème bi du ma ko wuy ji soxna Awa mais problème boobu nan lay neex a lijjantee mooy problème bi nag mooy man dama jàpp ni ñoom problème complexe lañ am ak télé parce que boo dekkee borom xam-xam am ay argument jàng xam la nga war a défendre mais damal toog ak jiitu réew mi nga discuter moom li bonoon mooy ñu ni président wootewul mais woote na fi ñaata yoon Jolof ñoom ñu ñëw wuy si kon bu woote waatee ci pétrole boo xam ne chaque jour soxna Awa ñu coow ci mais da ngaa war a dem wuy ji la nga xamante nii mooy say argument ak la tiital ak lañ jaay ak la nga ni signé nañ ko ba pare nga ni kat léegi lii la d'accord ak président ñu xam ni loolu yëf yi kilifa la mais wax dëgg yàlla mag mu taxaw ñun la kaay wuy si ñu waxtaanee réew mi nga ni réew mi tam da nga koo soxla bëgg ko ñii naan ñii mosuñ ko jiite ne dañ ko bëgg a jiite ña daanu woon ba xalanku nee dañ ko bëgg a jëlaat mais tam leen ngeen discuter beneen bi ci topp mooy nañ bàyyi président Macky Sall day naxe président Macky Sall sérieux ak normal ak diplomatie moo ko jox réew mi Sénégalais yi ñoo ko wooteel c'est-à-dire nekkul ni opposition Sénégal bii moo nekk pays bi awa réew mi yow da nga cee bokk politique ak ñeneen bul ni man opposition la man damay dégg ay Ousmane Sonko ak ñëpp di wax ñoo xamante yow bi ñu demee élection mënuñu sa am député opposition bi ne bañ a wuy ji dem nañ fi nee na référendum bi lañ ca laxasoon wër nañ Sénégal gépp ni ay góor jigéen la ñuy validé nangam ak nangam wër Sénégal gépp yàq xelu askan wi wax Sénégal yi dégluwuñu leen ndax Wade 19 député la am Idrissa Seck ak coalition bi àndaloon Khalifa ak ñëpp ñun liñ ko tëjee ci yoon 7 député la ñu am kon ñi nga xamante ni ñoo yor réew mi te wóoloon président Macky Sall fal ko Macky Sall la ñuy xool programme di ko déglu mais tey ji Omar ci point bi nga xamante ne dañ koy évoqué lu tax yàgg nañu kaas li nga xamante ne moo aju ci anam gi ñu yoree pétrole bi Kalidou wax na ko léegi Frank Timis bi mu fi ñëwee li mu doon def moo di menacé te moom lañ doon toppee ne war nañ ko yóbbu ci wàllu yoon
bi ñuy wax anam ngañ koy jëlee ni ñu koy lijjanteeg yooyu yëpp boobu dafa mel ni président dégluwul woon ku jegi si liñ ko doon woon na leen jox document yi ñu leeral mbir mi bi ñu demee nag ba yooyu yëpp nërmeelu si la leen di doog a woo ñu waxtaan si est-ce que waxtaan boobu itam jàppoo ne c'est trop tard. xam nga est-ce que jiitaluñu onze bi nag yi doog cee topp xam nga tumi maanaam lam doon wax moom la engagé wul état c'est-à-dire ñoom ñoo attaqué mu ni moom dana leen porter plainte moom porté na plainte ak porté wul plainte loolu yoonu état nekku ci ñoom ab régime lañ yor ñun di gouverner ñoom opposition lañ pétrole ak gaz feeñ na ci réew mi nekk lu sérieux loo xam ne ëllëg mën naa jëriñ suñuy doom ak suñuy sët ak suñuy sëtaat réew mi ña ca nekk di wax xëy na ëllëg am na ku ci war a remplacer Macky Sall waaye buñ leen wooyu ñëwal wuy si li tax ñun lànk ni duñ wuy si donc yooyu ñuy wax népp naan ay waxoon na ne doon nañ leeral mooy lën dëmmal xelu askan wi c'est-à-dire bu mënul da ngay taxaw ni mënuma ki ngay jàkkaarloo fekkente ni leer na ni le moo la ëpp xam-xam dimension bi mu nekk nekkoo ci la muy wax ak yow doo ko xam nga toog mooy li leen dal. mais Kalidou tey jii est-ce que c'était pas le moment pour tey jii ngeen am lu leer ci mbir yi demoon wuy ji déglu ko ba noppi laataa ngeen di am benn jugement wala ngeen di am ay préjugés te demagu leen wuy si ngeen gàntal ko est-ce que c'était pas le moment tey jii ngeen dem même bu fekkoon ne dem ngeen waxtaan ak moom peut-être mun na def volte-face ci mbir yeeg yi ni mel indi ay leer ngeen dolli ko xel ndax xel du doy. waaw mais xam nga man li tax man sam personnellement ma mun a douter ne moom li mu wax ne dafa bëgg a rencontrer opposition man douter naa ne loolu dëgg la ci moom ndax bu fekkee da nga yore réew ñu jàpp sax comme ni ko Angloma li mu ko waxee mais am nga xam-xam donc xam nga administration doo toog rek ci benn ndaje nga def benn discours nga ne damaa bëgg a dalal ñi nga xam ne ñooy opposition bi damaa bëgg a dalal classe politique bi damaa bëgg a dalal population yi pour waxtaan li nga xam ne mooy mbirum pétrole et gaz loolu dafay jël ay forme xanaa nga wax ci ëllëg sama immédiatement sax war ngaa mën a bind ba pare laaj leen ne leen lii mooy sama xalaat ci lu ñuy waxtaane kon man dama jàpp ne wax ji wax na ko waaye ñoru sax ci moom parce que amul lenn benn firnde boo xam ne def na ko pour jëmmal ne ñun sax ñoo am jot rek di wax naan président woote na waaye moom da kaa jëmmalul ndax boo bëggee woote ñu wuy la ci nga nekk ci état nga xam ne administration la da ngay wane ne lii may bëgg mooy waxtaan bi dalal leen ñor na ma ci fànn yi tomb yi parce que duñ fa dem di làmb ay wax balaa ñuy dem war na mën a sax chargé kenn que ne leen dem leen ngeen waxtaan ak opposition bi ñu wax ma lan moom mooy li nga xam ne yaakaar nañ ne waxtaan bi war nañ cee mën a waxtaan parce que noonu lay demee dans toutes les démocraties moom nit ñi duñu toog rek xëy rek def appel ñu ne président kii ci lan la ñuy waxtaan dañuy dem foofu di làmbaatu waxtaan dañuy def terme de référence yi ba pare ne lii lañ bëgg a waxtaanee. mais terme de référence bi oralement wax na leen comme moo jëm ci wàllu pétrole beeg gaz beeg ressources yi nga xamante ne c'est dommage que oralement ba léegi mais li tax nag ñu mën a douter ci moom ci kàddoom mooy ba mu toogee ba léegi xam nga mandat bi sax mu ngi jeex far ndax sax bu respecté woon kàddoom mais nëga ni remplacé nañ ko ba pare donc moom du wëcc ba muy jeexal mu bëgg di ñu divertir xam nga lan la mooy dafa am étau boo xam ne technique politique lay def rek mooy dem na ba nga xam ne ku jégi ak société civile ànd nañu pour xam ne kii kat dafa am ay liberté démocratique yu fi nekk mu ngi koy foqati seen loxo léegi mu def comme na mu defoon rek ba muy bëgg a diviser opposition parce que jamono boobu dafa bëggoon élection législative yi léegi la mu bëggoon mooy am une majorité mu ne naa leen diviser naa woote un dialogue ndax xam naa ne am na ñoo xam ne dina comme ay beram xel lañ ni man ñoo di ñëw léegi ci noonu la fexe ba am ñu mu woo waa PUR sama jigéen Aïda Mbodj wax na ko nee nañ dañoo dem ba ñu demee toog ñoom Modou Diagne Fada dañoo dem toog bi ñu toogee yi nga xam ne moom moo nekkoon sujet yi nga xam ne kenn juboowu ci nga xam ne président moo war a atte ba ñu demee jébbal ko ci biir waxtaan bi dèjà am nañu dem leneen li mooy yi nga xam ne kenn d'accord bi ñu demee moom li majorité am bëggoon loolu la leen dem fekki donc tëddeewul njaaxaanaay beneen bi mooy xam nga élection yi fi passé référendum muy yeneen bañ fiy wax problème am na ñoo xam ne kat amoon nañu problème pour que ñu voté ndax seen carte électeur génnul mais jamono boobu la waroon engagé sax discussion ndax concerne 2 millions de personnes yoo xam ne jotuñu seen carte ñu jëm ci ay élection te loolu code électoral prévoiru ko ndax lu code électoral li mu prévoir mooy ña war a wote dañoo war a wote mais boobu dafa def li ko neex def forcing noonu ñu jàpp ne à chaque fois que moom mu bëgg a def forcing
dana mbubboo kàddu yooyu rek bu ko mbubboo ba pare boo demee wuyu ko tamit amul lenn loo xam ne di nga soppi ci moom li nga xam ne moom la kii Amadou Mokhtar boobu bi muy wax naan ba mu demee ci entre les deux tours dem signer sans réserve mu dem signer conclusion assise loolu weesu mu créé commission bi mu jóg Amadou Mokhtar boobu ñooñu dem waxtaan bi ñu waxtaanee ba pare ba jébbal ko kii dafa ne man maay président de la république lu ma neex laa ciy def bi mu pare dafa taxañ dem sànni kooku respecté wul sax même waa APR yéen a ngi koy reproché le fait que du leen consulter lu ko neex lay def donc loolu nag kenn du ko yoree parti asama ak réew loolu moo tax mënuñu ko wóolu. kon daal yéen fi mu nekk nii noppewu leen pour dem wuyu ji ko waxtaan ak moom ci ponk boobu. ah man de ci wàllu boobu li ma ciy wax mooy en tant que acteur politique tant que joxewul ay gage wane ne waxtaan bii ma bëgg a waxtaane waxtaan bi sincère na ci man te encore liñ ci jëlee dama koy appliquer tant que wonewul loolu jarul dem wuy parce que daf leen ni buboo rek contrat yi ñu signé ba pare jaayu pétrole bi ñi koy séddoo mu am ñuy exploité ñu dàq Thierno Alassane Sall ndax pétrole am boobu ndax loolu xanaa buy discuter war naa mën a discuter ak son ministre bi nga xam ne moom moo war a signé contrat au nom de l'État du Sénégal waaye yàkkamteeg ak tamit yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf tax na mu yàkkamti ba dàq ministre am mu jaral ko mu dàq ministre am premier ministre dem signé contrat boo xam ne dafa engagé Sénégal tey ñu wax ci lu nekk am na ñoo xam ne seen offre moo gënoon a baax waaye ku mënul discuter dans son camp dans son parti dans son gouvernement mais kooku bu la waxee noo bëgg a waxtaan ak yow lu ay naxaate la rek. ay naxaate la tey Omar lu ñu jàpp moo di ne contrat pétrolier yooyu dafa am ay mboosoor yu bëri yoo xamante ne ñu nga ca suuf lalu ca mënuñu koo régler te nañ ko pàccee Sénégal du ci am lenn lu mu ciy gagné looloo taxoon politique yi rawatina ku jege jugoon doon ci wax tey jii xëy na président Macky Sall pour jox un peu de crédibilité si li muy def moo taxoon mu leen di woo. waaw soxna Awa monsieur le maire man vraiment ab maire defe naa war nga xam sax état yow ab maire nga bi nga nekkee maire tey bu fekkente ni nii dafa am suuf su am coow wala dara conseil municipal ba buñ ci d'accordul boo leen woowul ca bu ngeen ñëwul daje ca maire ba nan la problème bi mën a régler benn mooy dama ni nañ bàyyi seen waxi caaxaan yi ngeen di wax président Macky Sall soxna si pétrole boo xam ni ak gaz boo xamante ni nii amul benn xandi wala benn toq walaat boo xamante ni nii jëlagul nañ ko def ko ci bëri ko jaay ko ñun jaay nañ ko ba pare xam nga loolu mën ta weexul wax caaxaan c'est-à-dire bala ngay jaay dara day fekk xanaa loolu nga ñu commencé koo exploiter beneen bi mooy la nekk ca suuf mooy lan la nekk ca suuf dama ni la nekk ca suuf mooy lan am na ñuy wax moom mii di wax li ma wérte woon mooy boo ko waxoon bremu pétrole xamu ko nuñ koy matière bi c'est-à-dire même Ousmane Sonko ma cay wax ay timbre la xam ak impôt te chaque jour mu wax ci pétrole bi soxna Awa yow tey apulayi taala bu ñu la waxoon tey ci pétrole ak gaz am na loo xamante ni mën nga cee joxe la nga xam ne dafa am limite yu mu yem c'est-à-dire négociation. mais nit aussi mën na documenté wu pour am ci xam-xam. waaw mais dama ni ña ma jàpp ni ñoom ñoo cay wax amuñ ci xam-xam moom mi sénégalais yi jox réew mi fal ko président Macky Sall moo leen ëpp xam-xam ci loolu téeméer yoonu fukk ak juróom-ñett beneen bi mooy ñoom bu ñu nee est-ce que suffisance boobu tey moom moo ko indil erreur boobu. ban kon erreur bu fekkee ne moom moo ko gën a xam nga soxna Awa erreur dafa amul dama ni la président sansam moo doon mu jàkkaarloo woon nag borom xam-xam bu mel ni Ablaye Wade wala Abdou Diouf ñu yem même âge mais ñii dañoo xamul opposition boo xamante ni comme monsieur le maire ni muy def nii rek c'est-à-dire soxna Awa neexuma la muy def neexuma dama koo contre dama ni bu fekkente ni d'accorduma ci yow lii nga may wax di kilifa te woo ma damay dem wuy ji loolu mooy wax ji comme li nga ko wax léegi ni ko da ngeen war a dem wuy ji dañoo war a dem wuy ji ñoom nee nañ duñu wuy ji mooy amuñ ay argument da ngay dem kay la nga kii nga ne wax ko bu ngeen génnee am ngeen droit def point de presse wax li ngeen waxanteeg président wala ngeen ñëwaat toog ci plateau yi wax mais ku bañ a wuy ci yaa nekk point faible parce que lañ lay laaj da nga caa xamul dara la ngay wax askan wi tam du dëgg parce que nit buy wax la nga xamante ni dëgg la am na droit dem jàkkaarloog président daal di ca palais ba wax ko ba pare génn wax mais koo xamante ni kenn ki banquier la muy Abdoul Mbaye la muy def sax dara jubu ci keneen ki Ousmane Sonko la ba muy départ impôt domaine ñam bokkal koor ba yépp la xas wax lu ko neex def c'est-à-dire ñi ciy wax sax xamuñ ci 1 dara li ma gëm nag mooy man ñii li ñuy wax nii naan Ahmadou Makhtar Mbow ba mu bindee ca kii ba c'est-à-dire Awa ñun sant nañ yàlla bu baax parce que président mi ngi liggéey am bilan boo xamante ni bilan bu tegu ci yoon la te opposition bi mu jàkkaar loolu munuñ xam nga nag lamb boo cey dem te ñi ngay bëreel munuñ ñëmu ñëw sax bokk yow benn saal te ni dañoo bëgg a jàkkaarloo yow problème day li leen wax loolu ni leen barki démb dem nañ ci élection député ñu wër Sénégal gépp
wax lañ ca wax 19 député la Wade am ak ñam àndal Khalifa ak Sidi Lamine kii Khalifa Idrissa Seck ak Malick Gakou ñoom ñëpp bi ñu àndee 7 député la ñam Sénégalais yi ñoo leen gëmul weddi leen barki démb bi ñuy wote loi bi dañuy ni 23 juin anam ku génn c'est-à-dire nit boo demee ba Sénégalais yi pare ci yow teg la ci benn côté da ngay nangu ni dañ laa iliroon pare nañ ci bàyyil kii ñu ànd ak moom liggéey loolu mooy dëgg ñëw leen ñu ànd liggéey kii léeg-léeg ba dégg ñu attaqué nu mu tëddee transhumance yi transhumance lan mooy réew mi ñu ñoo ko bokk transhumance bu mën dara dañ laa war a woo nga ñëw liggéey dinañ ñëw ci point boobu bu ci yàqamti Omar dañuy resté ba léegi ci li nga xamante ne moom moo di moomeelu réew mi jëm ci nafa nguur gi ak suñuy ay koppar muy finance publique yi Kalidou dégg nañu ne ñu ngi koy for di ko waxtaanee ne dañu toll ci banqueroute maanaam nguur gi amatul koppar te bokk na ci li ko indi moo di mauvaise gestion anam gi nga xamante ne moom la ñuy yoree suñu finance publique yi ndax xamatuñu fan la ñu war a def ak fu ñu warul ta investir bi ci njëkk mooy ñi nga xamante ne noonu la Eiffage yoree suñu autoroute bi ñu jàpp ne terme de référence yi wala négociation yi jaaru woon yoon ba nga xamante ne nous sommes les plus grands perdants ci fànn boobu beneen bi jëm ci ni ñu tabaxee building administratif bi ci rénovation yeeg yi ni mel ci même moment bi ñu tabax fële cité ministérielle mu mel ni mbii coog mbaaloo ci wàll boobu nee nañu ñàkk koppar moom moo waral li ni mel. waaw damay balaa ma egg ci loolu. rapidement rek Omar Ndiaye dafa wax sànq waaw. man ancien maire laa xam naa ne mbirum conflit conseil municipal ak maire en matière foncière li mu ciy wax léegi damay ragal ne yéen da ngeen a bëri les problèmes yooyu man nag damay def consultance dama la koy xamal boo ko xamoo damay def consultance maanaam boo leen soxlaa ci loolu ma indi ci sama xam-xam ma jàppale leen ci yàlla tax parce que nag réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. d'accord ci point bi rapidement. bon léegi ci point bi. xam nga nag mauvaise gestion bi moom loolu ñëpp ko xam ndax léegi dañoo egg ci suul bukki jël bukki suulee bukkee fin du mois li may wax ni ay fonctionnaires ministère des finances ñu ngi may déglu ndax fii télé la bu nit di wax na wax lu ko leer fi mu toll nii li ñuy sonalee fonctionnaires yooyu yëpp pour dajale ñaar li ñuy fay salaire yi ak dette bi nga xam ne dafa leen ëpp loxo ndax bëri na loo xam ne ni dugg nañ ci mu ay dépenses de prestige yoo xam ne Sénégal agul foofu yow TER bi dégg nga alal bi ba fi mu toll nii sax xamuñu sax ñaata lañ ci def. on parle de 1100 milliards. 1100 milliards am na sax ñu ne dépassé na ko. sans compter que chaque jour nga dégg ñu am problème mu xaalis ñu dem signer ay convention pour léegi jot xaalis boo xam ne ni maanaam njëg bi nga koy bi nga koy jëlee bor bi maanaam dafa exorbitant mu ngi mel ni presque da ngay tayle rek chaque jour da ngay tayle pour mën a joxe dépense maanaam pour fay fonctionnaire bi wala fay bor boobu parce que service de la dette bi moo diis ba nga xam ne daanaka ci loolu lañ nekk chaque jour ñu ngi leb pour mën a fay fonctionnaire à la fin du mois wala li nga xam ne mooy bor yi ñuy jël naka lañ koy moy parce que ay bor yi nga xam ne da nga koy jël benn weer ñaari weer nga commencé ko rembourser loolu nag état bu nekk banqueroute moo ci egg loolu moo wax ne Sénégal nag waroon na mën a dépasser loolu. mais tey est-ce que waruñu def par ordre d'urgence suñu xoolee ne tey jii par exemple ni ñu ko waxee ñu ngi rénover building administratif à hauteur de 30 et quelques milliards ci waxtu boobu ñu dem ibbi kon lan mooy doon utilité wu rénovation boobu lan lay jëriñ moo jaax ba pare sax la ñu waxoon du 18 milliards la ñu waxoon 17 la ñu waxoon léegi fo ñaata la toll léegi ñu ngi wax ay 50 et quelques milliards parce que ay avenants yu dul jeex signé nañ ko te li ci tey sax xel mooy benn jaaykatu karo lañ ko jox te gis nga am na yu bëri yoo xam ne ni fi mu toll ni projet yi ñi ko nekk fi mu toll di exécuté génnul benn cercle ñoom i neen la lu lëndëm rek lañ ciy def ay surfacturation yu doy waar ba pare ay projet yoo xam ne am luñ njëriñ bu yu wax Ila Touba ñun ñi ñëpp ay julit lañu ay murid lañ ñenn ñi wala ñu doon yeneen xeet yeneen nekk ci yeneen tarixa mais jël affaire boobu bëgg ko presque def récupération moo amul parce que pour dem Touba yaatal route nationale bi créer
ay yenn voie de contournement je pense que loolu moo gënoon fuuf bor boobu fekkoon ne Sénégal attan na lool attan na endettement boobu mais def pour def Touba jar na lu ko ëpp jar na sax jël 10 000 milliards waaye def ko parce que boo ci seetee kan na ciy gagné Chine mooy gagné moo ñu lebal plus de 400 milliards kan mu koy exécuté entreprise chinoise moo koy exécuté ñun ñi nga xam ne mooy sénégalais yi fi nekk petit boulot yi la ñuy kii oto yi nga xam ne sax ñoo nekk ci chantier kenn immatriculé wu leen fii donc duñu fay benn taxe donc bor boobu chinois yi ñoo ñuy jox xaalis bi ñun ñu leen di fay ba pare nag xaalis boobu sax daanaka ci tur la parce que xaalis boobu noonu la ko si ay delloowaat amul benn dërëm buñ ci boo xam ne delluwaat Sénégal tey jii Omar ci fànn boobu est-ce que tey jii ñun xam nañu lan mooy priorité ndax kilifay nguur yi xam nañ lan mooy priorité pour def yenn investissement yu mag yi ci waxtu boobu ñenn ci askan wi le strict minimum la ñuy laaj suñu demee tey ba naan nguur gi amul koppar dette intérieure bi tey jii gis nañu ne dafa jël ascenseur ba mu jéggi dayo est-ce que yooyu yëpp pesé nañu le cours wala nekk ñu di tâtonner également. waaw nañu sant yàlla xam nga ni da ngay ñaan yàlla avancé ñii dañoo bëgg Sénégal nekk ca ba muy joor a jot indépendance ñun nekkuñ foofu. kër gii borom ba mu koy sanc melutoon nii te bi ñu fi ñëwaatee fekk nañ mu am changement te bu déwénee day gën a changé mënuma d'accord opposition boo xam ne ñoo waxoon ni Idrissa Seck waxoon ni chantier Ablaye Wade sama Sall mënu koo peinture loolu la ñu waxoon léegi ñu def kon peinture nañ leen léegi ba def yeneen grande chantier ñu ne yeneen grande chantier yooyu ñuy def nag baaxul ci réew mi building bi jàkkaarloog palais ministre yi di fa ne yow nu mu tëti mu yow en tant que sénégalais nga am politico awa yow nu mu tëti bokk ci benn parti mu continuer na meloon moo gën wala mu mel ne mu mel beneen bi mooy fekkoon dañ ko def ba pare ñu ni fonctionnaires yi fayuñ leen seeni salaire moom ki ñu remplacé Wade bi ñu koy remplacé moo ni bu jot parti réew mi dañu toog 3 mois yoo xam kenn du fi fay nit salaire ndax réew mi amul xaalis dañoo war a lijjanti loolu te président bi mu jotee réew mi léegi nu mu tëti ñoo ngi fay salaire émission boo ko mësaat def fii boo toogee bala mën nga ñëw fee ñëw ba nga ni renvoyé dañ ko dem leen ba suba ñu tegay dellu si ci démb réew mi ngi taxaw ci émerger ki nga xam ne Omar building bi nga defar ko fay ci 30 et quelques milliards. waaw si côté ba nga def cité ministérielle te building bi c'était prévu pour mu abriter ñi nga xamante ne moo di ministère yi. waaw tey nga def cité ministérielle fële kon building bi après ça va servir à quoi est-ce que du dépense yoo xamante ne mënoon nañu xool naka lañ koy xam nga dépasse xam nga fan moo bon dépasse awa comme ñi li ñuy wax dépassé ba mënatoo contrôler date bi ñuy wax noonu ban bor moo fi am. yi ñuy wax toog xam nga nag toog rek sa kër wala ngay soo koy ni Sénégal yëpp bor bi àgg na ci bor sàngam vraiment yooyu dañ cee war a génn problème mu building bi Sénégal day ministre rek mën na nekk leneen l'essentiel mooy na lu nekk lu baax lu ànd ak nu mu tëti mais moo tax ma ne la ndax est-ce que dinañu kii par ordre de priorité waaye dama ni terre bi ñuy wax awa doo dem Maroc gii du suñuy nawle nekkuñ ay di dugg ci train de grande vitesse dañoo war a dugg ci saxaar yi matt yi ba léegi c'est-à-dire 2000 milliards ak 3000 milliards c'est-à-dire nekk lu baax te gën ci sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñooñu wooteel jox ñu réew mi train yooyu ak immeuble yooyu Macky Sall defu ko pour ay doomam wala ay mbokkam sénégalais yi ñoo ko faloon. mais ñi gagné marché bi ñan la. mais ñi gagné marché bi li mu wax sànq ci chinois yi mais monde international bi sax monsieur le maire boo ca demee am na marché yoo xamante ni nii wax dëgg yàlla ñeneen la ko yor dañ waxtaan boo demoon États-Unis loolu am na fa foo demoon Angleterre loolu am na fa. chinois yi ngay wax nii ñaata chinois yi xam nga nit da ngay wax lu sérieux ñaata chinois yi ñaata télé lañ defal Ablaye Wade ñaata régime Wade ñaata immeuble lañ ci liggéey ba tey ñoom ñu bëgg ni chinois yi la ñuy liggéeyloo oto yi ñor sax yéen nekkuloon woon ci régime barki dem ñu jëlee leen fi ñan ngeen daan liggéeyloo lu chinois da ngeen liggéeyloo sénégalais yi baara taal mi ngeen joxoon chantier kees sax da ngeen koo jàpp mujj tëj ko ci kaso donc li ngeen di wax datul li dafa réew mi dafa toll ci foo xam ni ay nit ngeen di waxal bu ngeen bëggee jàpp nag nii Ablaye Wade 98 ba mu daan wax ay bu ngeen dooree ceeni weloog ay boo nee maafe ñëw boo nee ceeb ñëw sénégalais jeunes yi nekkuñ foofu ay xam-xam ngay wax ak ñoom plateau bi ay nit ñu koy déglu ñoo ci ne c'est-à-dire boo may wax. kon on n'a pas de problème de finance amuñu problème mu koppar fi mu nekk. maire ministre des finances ak budget mooy Amadou Ba ak Birima Mangara bi ñu yoree ci ba nëgë ni ñoo ko mos a président ñoo ko mos a yor di ko dirigé te mosuñu da nga fi gis benn fonctionnaire bu ci mos a génn fay ñu amul beneen bi ñuy wax ni man. ci cabinet laa ne tey bu ma waxoon ñoom seen i charge de mission ak seen i conseil lañ daan leen di fay ak ñun li ñuy Macky Sall yi fay ak li ñu am ci carburant man bi may ñëw taxe laa ñëwee ñoom ba ñuy charge de mission Ablaye Wade donc ay 8-8 lañ daan yor c'est-à-dire lecture boobu mu def ci nitam noonu la téye réew mi c'est Macky Sall dani
sénégalais yi ñoo ma faloon sénégalais yi ma fal naa fexe ba defal seen réew nañ ko bëgg PUDC bi ñoom lan lañ ci wax doo dégg ñu wax ko de àll bi ña ca nekk war a am ndox ak courant war a dund am Sénégal Dakar rek la yem donc Ila Touba bi muy wax nag foofu moom mooy li tëj réew mi c'est-à-dire buñ ne récupération politique la bañ koy tegee xam lan lay wax man maa nga fa maag président ñu ànd dañu nax murid du am donc loolu am ñu ni waat ñu wax c'est-à-dire ñoom topp ci ginnaaw waa ji rek waa ji dirigé luñ def ñu ni contraire te moom la muy réaliser dana ko réaliser bu paree nag ba defar réew mi ba mu jag keneen ku ko mën a remplacer ñëw fekk réew mi ci nekk ci bonne voie bu mën a dem. d'accord ñu évoqué beneen point boo xamante ne sànq dugaloon naa ko Kalidou ci biir point yi mooy autoroute à péage bi gannaaw ba nga xamante ne bakken yu bëri nee nañ mi ngi ciy rot bi ci mujj moom moo ci gën a fës loolu tax peut-être nit ñi jukk mais yàgg nañ koo jooytu ba président dog cee yey yàbbi mu mel ni fii dañuy bàyyi ba jan romb ñu doog a topp ci watit ga di dóor autoroute bi yàgg nañoo jooy insécurité bi fa am ñàkkum éclairage bi ak anam ga nga xamante ne moom la ñuy fayee mu mel ni ñu bëri dañ doon jaay ne njaayum jaam dafa dellu si ndax ki nga xamante ne moom moo ko yor di Sénac dafa noot sénégalais yi te kenn amul sañ-sañu wax ci mais loolu mooy dëgg lii dëgg mooy moom ci boppam moo am complexe tubaab bi moo am complexe investisseurs yooyu ndax boobu ci jamonoy Wàdd parce que xam nga loolu waroon nañ ko mën a dépasser mais yaa indi foofu débat bi Ablaye dafa yoroon réew bi yoratu ko yéen a ko yor chaque fois da ngeen di référé wu rek di Ablaye moo defoon di nangam man ba ma fi toogee ba léegi dama lay wax ni Sénégal war a mën a doxee loolu mooy xam-xam dégg nga mais complexe weesuwul nga ñëw janoog tubaab yi mënuloo leen wax yow lii sa intérêt nga bàyyi leen ñuy exploité jàppee ñu ba léegi ñun seen jaam lañ autoroute bii nga xam ne ñu ngi koy exploité mais sénégalais yëpp ñoo wax ne dafa cher président waroon na cee wax depuis bu yàgg ba mu fi waxee sax am na jamono boo xam ne man demoon naa sax ba xawoon koo gëm mooy bi mu waxee ne beneen tronçon bi du ko ubbi tant que waxuñ ci problème mu tarif bi kon boobu nee woon naa ne président kat vraiment kii lii mu exiger loolu lu jaadu la mais après bu waxee loolu ba pare te waa ji li mu tegoon loolu moom mujj konte nga xam ne kon moom la mu waxoon ñu naan président mer na kon meram boobu amul njëriñ may doole bi nga xamante ne tey jii bu fekkoon ne offre de service am na si autoroute bi à la rigueur mun nañu wax ne li ngay fay cher na mais am na offre de service c'est-à-dire c'est bien éclairé am na ay barrières am na sécurité am na service de qualité boo xam ne soo ñëwee si guichet yi doo rang ak yi ni mel am yooyu yëpp amu ci c'est parce que li ma la wax benn bi complexe la beneen bi incompétence la wala sax mun na tam nëbb yoo xam ne ba léegi xamaguñ ko parce que autoroute bu toll nii distance bu gàttee nii motu sax 70 kilomètres éclairé ko yomb na beneen bi mooy infrastructure man li ma jàng bokk infrastructure yu mel ni ñu am dimension bu toll nii gis nga boo koy teg dafa am volet boo xam ne ala kuliyaali li ñuy wax mesure d'accompagnement da nga ko ciy boole parce que dem ba sax ñi naan ay nag ñoo traversé autoroute loolu ce qui veut dire que rek ña fa nekkoon yor seeni nag sax wanu leen la yow mii nga xam ne yaay président wala yaay gouvernement wala yaa koy exécuté boole woo ko ci projet bi ba muy gis ci boppam bu ci gisee boppam lépp lu ñuy def moom moo koy sàmmal boppam moom dana xam sax heure yi nga xam ne même bu amoon éclairage am tout dana xam ne moom am na acte yoo xam ne bu ko defee dafay mettre sa vie en danger parce que même nagam dee ci autoroute bi loolu di intérêt am waxatuma na bakkanu nit di ci c'est l'occasion ma jaale famille musicien bi nga xam ne fierté Sénégal la woon ndogal yàlla dal na ci kawam waaye waru ñoo mën a yem rek ci dénoncer kii bi dañu war a dès maintenant ñu jël des mesures conservatoires xam nga li ma jaaxal ci président mooy à chaque fois bu problème amee léegi booy xaar mu jël mesure conservatoire xamu ko déjà balaa muy wax sax Sénégal yëpp wax nañ ne pourquoi waxul bi mu waxee aussi ba léegi waxul lenn loo xam ne ni tey xam nañ ci loolu la ñuy jàpp lan la wax dafa ne mu ngi demander à ce que ñu waxtaan ak concessionnaire bi ñu évaluer xool concession bi naka la ñu koy mais loolu mesure conservatoire la ñu war a def parce que war ñoo toog ba suba wala ba ngoon leneen jéyee di fa amati te la plupart du temps noonu lay demee président moom du réagir nit ñi ñooy wax ba sonn mu doog a yëkkati kàddam te saa yu waxee nag léeg-léeg aussi day wax lu ëpp beneen bi mooy dépense de prestige yi moom la ñu war a xam ne Sénégal eggul ci dépense yooyu ngay wax noonu ñu ngi nii di annoncé dem ba léegi ne juróomi fan dinañ toog du ñu am ndox mais bi mu toogee ba léegi du problème boobu la ñu am fii am na quartier Dakar yu bëri yoo xam ne ba fi mu toll nii chaque jour 3 heures du matin loolu kii yooyu mooy ay dépenses yi nga xam ne moom moo am solo yi am solo moom mooy problème électricité man sama kër laa jógee depuis suba ba léegi aw ma ko sama portable léegi nii chargé wu ma ko attention li ngeen di wax Sénégalais yi dunduñu loolu
yeneen yi mooy boo demee ci poste santé yi garab sax amuñu ko di nax nit ñi ci ay concept ak ay slogan yéen gouvernance slogan ngeen yor luñ ne nii rek ngeen génne slogan boo xam ne bon pour rek vous donner bonne conscience waaye Sénégal yi dunduñu loolu ngeen wax. d'accord tey Omar ci point bi nga xamante ne fa la ñu nekkoon ak Kalidou mi ngi aaju ci autoroute à péage bi ndax lu ay di jàmbat jamono ji loolu doon na li nga xamante ne mooy priorité des priorités wu askanu Sénégal am na kuréel yoo xamante ne sax jug nañu xam le ne samedi dinañu boycotté li nga xamante ne moom moo di autoroute bi di ko ñaan automobiliste yi ba pare naka wàcc ci autoroute bi ndax lan yàgg nañ koo joytu xëy na boobu ba léegi amul woon benn saafara muy cherté ga ca am ak ñàkk offre de service ba ca am ba pare ki nga xamante ne mooy borom autoroute bi ba léegi nii dafa mel ni moom mooy chefu suñu chef yi muy Sénégal. waaw xam nga ginnaaw bi ñu ñaanalee xale bi fa génn àdduna yàlla na ko yàlla xare àjjana xëy na suñ borom yàlla foofu la programme woon bakkanam yem fa donc nit dana nekk ci kaw asamaan sax ci jaww ji nu mu tuddati accidenté yàlla jël bakkanam barki démb rek am na lu ci xewoon ci suñ mbokk yi soldats yi ba président dem jàlle ci leen mais xam nga problème bi mooy ñoom comme nu mu tuddati lu ni takk dañuy exploité ko di politique mais bi politique ñoo jóg askan waaw mooy foofu man bu ma paree damay ñëw ci autoroute à péage bi c'est-à-dire dama bëgg bu ñuy wax débat xam nga opposé kii li ñu wax dafay yomb ay ba may jógee sama kër amul courant ci ay nit di la déglu quartier bi amul ndox yow fii Sénégal àll bi sax président Macky Sall yóbbu dafa courant ndox bàyyil yooyu man boo bëggee ñu débat Omar Dakar gii nag am na quartier yoo xamante ne ba léegi ndox ba ñuy naan sax baaxul xonk cur lay mais dama ni ñaari affaire moo mën a am ci loolu c'est-à-dire napp bi par exemple mën na am problème tiwo yi ñuy changé yu bees par exemple mën na indi ndox mu xonq c'est-à-dire problème bi mooy mën naa d'accord yow ci soxna Awa li nga wax. mais xam nga nekk ci benn diir bu gàtt mais loo xamante ne bi muy am ba léegi dafa yàgg soo demee ci mariste di la ñuy root waaw mais ñaari affaire moo ci am loolu mooy par exemple nga dëkk ci 6e wala 7e ndox bi bañ a yéeg donc bàyyi ma rek sëñ bi nag ma wax da ngay wax dama la déglu donc li nga xamante ne nii moom laay wax man mooy ñoom barki démb boo njaay yàlla na yàlla yërëm ñooñu bato la Joola gënoon a garaaw foofu pourtant sénégalais yi dañ ko sëgg te lañ ca def ñoom bàyyi bato bi mu daw ak benn moteur. Omar may ma tuuti ma wax la ci seen régime mais est-ce que tey jii yéen APR li leen a tardel moo di tout le temps ndax Abdoulaye Wade bu fekkoon ne kontaanoon nañ si li muy def comme ba léegi mi ngi toog moom laa la wax dama ñu jëli ko indi leen fii pour ngeen li ñuy wax nii dama la mais chaque jour su leen di wax da ngeen di référé wu ci li woon li démb xam nga lu tax loolu boo ma évité woon par exemple ak société civile wala man kese mën nañu def mais ay naataangoo mais moom ci jëmi boppam non naataangoom laa kay maa ngi koy jox cër bu baax di ko delloo wàccuwaayam c'est-à-dire moom ci boppam mooy dugal acte politique bu ci waxee dañ ko ciy tontu parce que bu nee ñun régime cuune lañ yor autoroute à péage bi ñoom xanaa ñoom liñ fi def moom nit du ko fi moo tax ñu jëlee leen waxal ci péage bi ci doxalinu ki nga xamante ne moom moo di ndax mooy suñu njiit wala péage bi moom Macky Sall kooku nan la mën a nekk njiitam président Macky Sall moo fi toogoon fii ne balaa muy inauguré tronçon bi dooroon jóge Tëngéej dem ba fële jëm ñaajo balaa mu koy inauguré jëm ba Jaskon balaa mu koy inauguré day fekk ñu wàññi tarif yi mais ba léegi dara wàññeeku ko fi te daloon na ko waaw xam nga affaire ñaari affaire moo am mooy tey am na loo xamante ni wax ko sax yàq say wax la c'est-à-dire bu fekkente ni ñii yor autoroute à la péage bii ñoom ñoo tiim Macky Sall waxi ku daanu sanel la man li ma d'accordul mooy autoroute à péage bi dafa lëndëm d'accord naa ci loolu nag yi traversé li tax mu traversé fa ba jëye ji am d'accord ma ci loolu parce que bakka na fa jóge mais kay responsable ba mooy kañ jël nu mu titi privé ba jox la ko nga war a saytu loolu war fa def ay lampe mais boo fa paanee sa 12000 ngay fay 15000 donc mais loolu état la wala ñoom la président Macky Sall mais kan moo négocié waaw mais ni kan moo yow contrat bi président bi mu ñëwee daf ko revoir waaw mais dama ni même bu fekkente ni awa dañu tey nu mu tëti accident de travail sax mën na am ci Walfadjri gi mais dafa tax yow nga nekk nga nu mu tëti nga nekk cuune wala ci kaw Sidy Lamine Niass rek la dal c'est-à-dire problème am na kan moo ñaan yàlla nu mu tëti ni dee ci autoroute à péage bi kenn ñaanu ko yàlla mais dañu xam nga lan moo tax dañ naan si les conditions sont réunies bu boobaa dinañ leen ndogalu ya mais conditions yi ñoo réunir ñaar yi ma la wax daal mooy nag ya waru ñoo traversé lëndëm na waaw les conditions ne sont pas réunies mais dama laa wax ni la grande pays yu mag yi sax seen autoroute accident dafay am mais tey liñ doon xaar ci président de la république mooy mesure d'urgence
mesure d'urgence boobu ndax tey am na ndax li mu waxaat mooy toogaat waxtaan ñu xoolaat clause yeeg terme de contrat yeeg yi ni mel. waaw adduna lépp lu ñu waxtaane la autoroute à péage bi dafa am route nationale bi am na ñuy jaar ci route nationale ba man jaar naa ci dem ci route nationale bi benn bis dal sama kaw oto dajji numtati kii ba par soog bi donc ndogalu yàlla buñ ko jël bëgg ko def acte politique li ñu war a wax kay mooy nag yi moom buñ traversé numtati péage bi na leer loolu man mën naa cee d'accord mais bëgg koo jël chargé ko jël ko maanaam bëgg ko def récupération politique di ca wax Macky Sall moo nekk loolu waxi caaxaan la ka nga xamante ni mooy responsable ba mbokki xale bi di porté plainte porté wuñ plainte état Sénégal ñoom lañ porté plainte parce que ñooy responsable mais li leen def responsable ci nguur la jóge. waaw déggoo li ma la wax soxna Awa lii nga émission bi ngay animé yaay responsable bi am na ci yoo xamante ni nii yow tey bu amoon yow ñii yow yaay yow la si di woo c'est-à-dire nekkul ni yow da ngay def say erreur ñu ne Sidi yow mi yow te nga teg ci émission ba nu mu tuddee ci erreur ba mu def ci yow la chargé wu nañ bàyyi c'est-à-dire man dama d'accord booy opposé bu fekkente ni nii régime bi def na lu baax nga ni def na lu baax bu fekkente ni nii am na loo waaye opposition bii ma gis bu Macky Sall tabaxoon Sénégal ba mu mel ni or it ñu ne nu mu tëti dañ naan or bi baaxul faux or la nangam ak nangam ak nangam c'est-à-dire da ngay bu fekkee bëgg nañ Sénégal daal ñoom nañu fexe ba président Macky Sall li ñuy def ñu mën ci ànd ak ñoom opposition bi am na ñoom xaalis soxna wa ñaata nit ci nekk milliardaire da ngaa mës a gis ànd ak ñoom dem kuréel leen fenn ñu dem ci benn dëkk ni fii Macky Sall yóbbu fa ndox ko naa yóbbu ko fa xalaatuñ ko Dakar rek nekk di wër di wax la ñuy wax kenn xamul lu mu doon. d'accord ñu wéy ba léegi yaakaar ne askan wi ñuy seetaan ñoom i tamit ñoom ñooy jugé ci kàddu yi nga xamante ne kilifa yi fi toog ñu ngi koy yëkkati jëm ci doxalinu li nga xamante ne moom moo di réew mi ak ni mbir yi tëddee Kalidou ñu ñëw ci beneen point boo xamante ne jamono ji itam lëmbe na espace bi bu ñu bëri di ko waxtaanee ñun célébé yoon dañuy xool li nga xamante ne askan wi nga koy waxtaanee rek ñu indi ko fi itam pencoo ko mu ngi aju ci gis nañu enseignants yi doon grève bi ñu doon grève ca mujjantal gi ñu ne kii di première dame Marième Faye Sall moom moo saafara problème bi beneen laaj jugudu ci samp moo di ne ndax si suñu république première dame dafa am titre bu mu ciy joué wala dafa am ndombal tànk bu koy may sañ-sañ boobu kon lan mooy doon rôle le ministre de l'éducation le premier ministre le ministre du budget le ministre de la fonction publique. waaw man feex léegi damay ragal ne première dame moo ñu dirigé am na ay ministres yi toog wax na ñoom bu ñu toogee ci table conseil des ministres première dame moo leen fal ba léegi président deful sax communiqué pour weddi loolu wala gouvernement weddi loolu wala première dame bind ne loolu kooku di wax day wax lu ko neex c'est grave dafa am yoo xam ne république lañ nekk ñu bàyyi mu jàll. ñu toog am benn responsable non république est-ce que tey dafa am rôle bu ñu dévolu à la première dame. non man maa ngi ñëw ba léegi fi li ñu xam ci suñu première dame yi rôle yi ñu doon jouer à côté de leur mari de président de la république dañ daal jouer un rôle social bi mooy dañuy seet souvent yenn yi nga xam ne fléau ci wàllu santé ci yenn yi nga xam ne daal dafa lëmbe ñu porter combat yooyu tey bu ko gisoon première dame bi di porter combat ay cancer yi dal jigéen ñi wala yi nga xam ne yenn feebar yi nga xam ne mu ngi dal askan bi mu porter combat yooyu ba doon naa wax ne mu ngi ci siège boobu mais moom dafa bàyyi loolu li gouvernement waroon a régler ñi am gouvernement di fay ay ministre di fay ay fonctionnaire mu jël affaire bi jàppee ko comme mbootaay ndax une première dame man j'ai beaucoup de respect pour elle parce que xam naa ne dafa am yéenam di jàppale waaye nag loolu du rôlam parce que dañu am ministre de l'éducation boo xam ne dafa nekk moom ak enseignants yi ñu nekk di négocier ñu nekk di wax ci cours xalif général de Tidiane dem kooku intervenir mbir mi ba mëntu kaa fay président dalal leen bu njëkk affaire bi fayul mais première dame dugg ci mu def ci sax yoo xam ne ni c'est trop gênant ndax ay enseignants yow naka nga leen di ñëw di convoquer sa kër à titre privé togg añ tëj leen foofu ngeen nekk di wax donc loolu sax suspicion boobu ña fa demoon j'ai beaucoup de respect pour ñoom mais aussi am na fu ñu taasal seen bopp parce que ci république bi lañ nekk ci état lañ nekk bu ñuy négocier am na ay commission yu dul jeex yi fi nekk am na ministre du travail am na président de la république am na premier ministre am na commission xaw ma dialogue social am na lu nekk médiateur de la république mais ñooñu lu ñu mënta régler kenn moo ko mën a régler mooy première dame mais donc kooku nañ ko fal premier ministre benn yoon wala bokk li gënoon honnête moom mooy li président Wade defoon
mooy créer benn vice présidence nañ ko jox Marème Faye Sall parce que moom mooy régler problème yi même si yéen APR Youssou Touré dafa xëy démissionné mu dem foofu mu delloo si waat ci lu kii donc ba léegi moom la ñuy gis lépp loo xam ne nii moo lëmbe réew mi fi mu toll nii moom gouvernement yi moom mooy nommé directeur yi moom mooy nommé moom ngay gis ministère ñu am ministère boo xam ne chargé des affaires sociales ñu am délégation à la solidarité nationale ci war koor moom ngay gis ñuy dem di distribuer ay kii mais ci république lañ nekk nañ ko wax ne ko même bu amee yéene loolu du cëram xam nga lu war a nekk cëram même bu amee lu muy distribuer am na ay organisme pour ça na dem toog mu jël manteau de première dame nga xam ne loolu yàlla moo ko jox mais crise boo xam ne xalif général des Tidianes impliqué mënu koo kii ñu ne moom moo ko réglé wala moom mooy porter ay valises di dem dans les familles religieuses ñëpp gis nañ c'est très gênant muy dem dans les familles religieuses di yóbbu ay grand boubou wala di joxe ay enveloppe xaalis alors que ba mu nekkul woon première dame mais loolu mënu ko woon def même bu dee joxe na discret même bu dee régler ay conflit na nekk rek na limité wu ci ginnaaw ministre yi na dimbali man bokk bu fekkoon ne damay dimbali Serigne Mbaye Thiam crise bu amee man du ma xeex Serigne Mbaye Thiam na xam lu may wax nañu dimbali pour que mu régler problème bi bu ñu paree bu incompétent yi dindi ko moom boobu dafa waroon a dimbali Serigne Mbaye Thiam ñu fexe ba renouer les fils de dialogue mu fexe ba état bi li nekk service état bi ñu fexe ba ñooñu jox leen doole mais léegi dañu àgg foo xam ne ni président dootul régler te benn problème premier ministre dootul régler te benn problème bu am da nga dégg comme jamono Wade ñun problème am ñu ne dem leen ci président mais léegi problème bu am nag moom dem leen ci Marème moo koy régler dañuy wax tey émission ni Marème Faye Sall dugalee loxoom ci doxalinu nguur gi est-ce que doonul loo xamante ne mun na gàkkal wala yàqal ki nga xamante ne moom moo di borom këram. soxna wa man xam naa nit ku baax nga man leer na ma ni première dame lu ko nit contre waxal ko ak mbaaxam bu fekkee société bi ci boppam dañ cee war a seppi sax loxoy jigéen ñi teg ko fële adduna amul benn pays wala ci benn yonent sal boo xamante ni yonent wala kilifa boo xam ne jigéen accompagné wu la ba la fa nga bëgg àgg si mission nga àgg fa dama nu mbaaxu la foofu c'est-à-dire ñii non warante wuñu ku baax war a nekk sa ginnaaw jëkkër mais dañu ne ci république la ñu nekk est-ce que république am na rôle boo xamante ne tey dañu ne première dame lii mooy doon rôle am awa bu fekkente ni première dame gis na loo xam ne mën naa yàqal réew mi te doxu ci waxu ci waaw bu boobaa première dame moom ban njëriñ la amati première dame nga xam ne kullu kuy jigéen ci Sénégal yaa c'est-à-dire yéen seen sag la sax beneen bi mooy li muy wax kan moo gis mës a gën décret bañ bu Marème Faye signé ñi maa fal diw sëñ bàyyi seen waxi caaxaan yi ñoom ñoo ko génn waxal ko seen bopp dama ni benn décret moo am ña fal ñoo génn waxal ko seen bopp benn décret moo am benn décret Macky Sall benn décret la am de bu ci woon ci nommé moom mii moom la signature ma ci ne bu lay c'est-à-dire yàq xelu askan wi ak yàq image nit ñoom mooy seen programme mu leen neex c'est-à-dire président Macky Sall bu fekkente ni nii dafa campagne ba jot réew mi par exemple nekk ak soxnaam mu jàppale ko ba mu egsi ci pouvoir bi jàngalekat yi maa ngi leen di remercier ak syndicat yi parce que ñoom li ñu bëggoon mooy comme li ñu leen def nii kaay leen wuyu si ñu ne wuyu si ñoom bu ñu sañoon réew mi toujours du nekk stable donc loolu réglé nañ ko waaye loolu kay soxna si ñëpp war a wax alhamdulilahi rabbil alamin ak xoolal soxna Awa même yow boo ko réglé woon sax dañ laa war a woo félicité la non mais tey xam nga lan c'est pas l'objet du débat sax que ne première dame wala des trucs moom moo ko réglé waaw mais l'objet bi moo di ne on est en république tey lan moo doon rôle am lan moo doon ndax dafa am rôle boo xamante ne moom lañ ko jagleel ne ko yow yaay régler problème mu sàngam problème bi su amee ministère sàngam yow yaa koy régler wala kii man j'aurais aimé tey jii par exemple mu régler problème bi mais en toute discrétion mu bañ a am benn communication bu fekkoon ne dañ ko bëggoon dimbali moom première dame léegi moom Marème mais tey jii bu ñu toogee ba ne comme ni ko Kalidou waxee mu régler problème boobu léegi Sénégal dañuy topp ku ci amati problème da nga naan nañu seeti première dame léegi république ban titre la ci am ba war a mën a régler yooyu yëpp ñu occulter le premier ministre fonction publique ak ministre de l'éducation ci point bi xam nga kii moom li muy wax man tënkuma ci man li ma gis te ñoom buñ ko doon def ma ni lii baax na ca laa ne c'est-à-dire première dame bu fekkente ni nii dafa woo enseignants yi négocier ak ñoom wax ak ñoom syndicat yi lañ wax Marème d'accord ca ak ñoom validé ko signé ko nañ génne papier boobu mais am na droit nu mu tuddati réew mi am foo xam ne coow am na fa mu wootee woot jàmm mais ba ñuy négocier kay premier ministre moo doon négocier ak enseignants yi ak syndicalistes yi ak Birima Mangara ak ministre budget ak Amadou Ba c'est-à-dire nit da ngay waxal nit dëgg te yàlla tax am na droit woo kii bi syndicat yi ci jàmm parce que mooy ndeyu Sénégal
am na droit woo jàngalekat yi ci jàmm waay buñ ko nangoo may kay waaye alhamdulilahi rabbil alamin mais bu ñu fi wax ni moom mooy régler problème état bi problème mu jàngale affaire jàng bi mu régler kay tey yàlla na yem foofu rek waaye falak nome moom ak toog nu mu ci conseil des ministres Mariam defu ko c'est-à-dire nit loo ko contre awa man dama lay waxal loo def waaye bu fekkente ni lu toll ni première dame coo am ci réew mi ay jàngalekat nu mu syndicat nga mën koo mën caa wax mu régler saluer wuñ la félicité wuñ la lu naan na génn ci république beeg dafa nangam mais loolu mooy waxi jëkk waxi cuude ak wax yoo xam ne xam nga ko toog donc li am solo mooy nit bu defee lu baax danga ko naan jërëjëf man boo toogee fii sa kër gi bi may wax dama sant Sidi ci lii mu def c'est-à-dire nit du opposé rek dar ngànku ci nii par exemple man kii ma yenu woon 2012 dóor ma ci suuf jël boobu ba léegi mënu ma koo digérer loo def baaxul te noonu yow tam Kalidou ñu évoqué beneen point xam naa ne léegi heure bi xoj ñu Kalidou mi ngi jëm ci mouvement d'humeur yi ba léegi waa santé itam ñi ngi yëngu boobu ak léegi yaakaar naa ñoom ñoo njëkk yëngu école bi sax mel ne dañ leen a tànqamlu te doon na secteur boo xam te ne secteur bu ama am solo la ci dundinu doomu aadama dëgg la xam nga ñoom ni ñuy gouverner mooy pourrissement bu mbir yëngoo au lieu ñu dem seet naka lañ koy régler dañuy dem ba mbir mi dem ba jaaxal nit ñi ñuy doog a jóg te bu ñuy jógee dañuy ñëw def ay digaate ndax boo seetloo muy santé bi muy enseignement problème yi yëpp mu ngi dikkee ci ñoom seen kàddu duñ ko sàmm ndax bu dañuy signé ak ñoom bu ñu signé pour régler benn problème nit ñi am ci ñoom njort bu rafet fekk ne loolu naxaate moo ko jur maanaam bëgg rek tey ngóora ñu ne signé nañ enseignants yi wala signé nañ secteur de la santé léegi mbir mi jeex na dem leen ngeen reprendre seen liggéey te la ñuy signé doom duñ ko sàmm mais ala ku dee moom fi waxoon na ay accords yu mais justement ndax moom bi muy ñëw déjà en 2012 dafa ne léegi tere na gouvernement bi ñi signé loo xam ne ni duñ ko mën a respecté lépp loo xam ne léegi signé nañ mooy li ñu mën a def la waaye léegi kon dañ koy bañ a def yemuñ ci léegi xëy na kon ñoom mën nañ ko def mais dañ koy bañ a def fitna daal la ñu bëgg Sénégal daal ñoom dañ ko bëgg a gouverner ci fitna rek bu tey enseignant yi bu suba ñale xëy na ñoom am na luñ ciy wut nag bu ñëpp nekkee ci fitna ñoom ñi nekk ci la ñu nekk diversion la ñuy def d'accord pour après mën a sàcc ay élection d'accord ndax fi mu nekk nii santé bi pare ngeen pour régler ko ndax fi mu nekk nit ñi sonn nañ ñoom ñoo jiitu waa éducation xam nga Mariam réglé na éducation xëy na Mariam dina régler santé bi même bu fekkente nii ci baaxu yàlla jaaral na ko ci loxoom tam dañ ko ciy sant rek c'est-à-dire problème bi mooy li ñu réglé moo gën a graaw c'est-à-dire au moins que nitu docteur dina am compréhension bu muy dawal c'est-à-dire war a faj nit war a xool ku dee c'est-à-dire au moins que négociation boobu ñoom négocier ak ñoom moo gënoon a yomb bu jàngalekat yi mais bu jàngalekat yi itam du ma dellu tim di leen remercier enseignants yi la tant que ñu nangu retiré wu jàppale xale yi ñu dem jàngi ñii nag ñoom buñ sañoon xale yi duñ jàngi réew mi day tàkk problème day am parce que dañoo leen fee waaye seen parti ngi tàkk non parti ban APR fu mu tàkk seen kàngam yee ngi génn rek de ñan la Moustapha Cissé Lo ñoom ABC. waaye mais bu ma waxal wax ñooñu waaye yow tam. ñooñu ñoo samp parti bi. samp parti bi man parti bi maa ko samp Mbàkke 2009 am 4000 waa 9 conseil. Moustapha Cissé Lo nag Moustapha Cissé Lo mi ngi conseil départemental la dem ñaari conseil municipal la bon wootewul sax Mbàkke ngaa bu lay woote il faut arrêter yow tam yooyu. ñooñu mënuñoo am lu ñu mën a empêcher Macky Sall pour ay ñi ngay tudd ñooñu mënuñu am lu ñu mën a empêcher Macky Sall parce que seen problème yëpp mooy kii xaar ay chantage te président nekkul foofu président li mu nekk mooy ñu ànd liggéey réew mi pouvoir beeg opposition beeg ba ci transhumance yi nga doon wax Souleymane Ndéné ñi ñu wóor ñëpp ñoo ngi leen di woo pour ñu ñëw ñu ànd liggéey réew mi. d'accord d'accord yaakaar naa ne askan wi dégg nañu Kalidou Niass ma koy jaajëfal bu baax Omar Ndiaye Angloma ma koy jaajëfal bu baax di jaajëfal bu baax ci coordination bi Oustaz Assane Diouf ci wàllu réalisation technique bi Cheikh Tidiane Diop ma koy jaajëfal bu baax di leen jaajëfal yéen ñi safoo leeru jamono Walfadjri dig daje àllarba bi di ñëw bu soobee suñu borom ci beneen numéro Selebe Yoon di leen ñaanal fanaanu jàmm ak salaam te di ko sàkku ci yéen